mbokk yi xarit ñu seetaan maa ngi leen ñuy jaajëfal ci ànd gi ngeen ànd ak seen télévision DTV di leen dalal jàmm ci seen émission santé mag ku wax octobre xel yëpp dem ci campagne octobre rose di campagne bi nga xam ne ni moom la ñu jëmmal ci sensibiliser ak it jàppale soxna yi bu ñu xam bu baax feebar bi di cancer buntu jurukaay yi ak cancer ween yi ñoo ngi nag ci lu ëpp 370 kilomètres ci Ndakaaru gannaaw ba ñu amalee sensibilisation fële ca Podor yegg si nañ fii si Dagana ñu ànd ceer li nga xam ne ni ñoo di LISCA ñoom nag ñu taamu ci di def ay campagne ci gox yeex goxaan yi nekk ci biir Dakar amal nañ ay caravane ay séance de dépistage ak ay formation ak ay sage-femme ci lu jëm ci ñaari cours théorie ak benn bu pratique li jëm ci ñu mën a saytu bu baax cancer buntu ci jurukaay yi ak i tamit li nga xam ne ni moo di cancer ween yi. jàppale jigéen ñi pour prévention cancer buntu butitu njurukaay li nga xam ne moom lañ fi def mooy former une quarantaine de sages-femmes yi nga xam ne ñoo nekk ci district yi ci poste de santé yi ak ci centre de santé yi pour que ñoom ñu mën a nemmeeku coppite yi nga xam ni dinañ ko mën a gis ci buntu butitu njurukaay balaa cancer bi di ñëw ay at balaa cancer bi di ñëw te ñoom bu ñu ko mënee nemmeeku ñu jox leen aussi moyens yu ñu ko mën a traité yu ñu ko mën a fajee mu wér donc loolu moo doon sabab bi ci ñetti fan yi ñu fi def ñaari fan yi dañ ko def ci formation jàngal leen xam-xam tey nag ñu def pratique bi pour que ñoom ñu mën a ñun ñu exercer ñoom ñu xool ba pare ñoom ñu defal seen bopp ñun ñu superviser leen donc loolu lañ doon def tey te di am yaakaar nag mu nekk activité boo xam ne day dooleeku ci ñoom li nga xam ne ñu ngi koy def ba pare te mu nekk liggéey bu bëri mu doon loo xam ne dinañ mën a jàppale jigéen ñi bu fekkente ni dinañ leen nemmeeku balaa cancer bi di juddu ñu faj leen cancer yiy ñëw Dakar di daw ñëw Dakar mu laaj ñu def ci soins yu xaalis bu bëri pour def radiothérapie chimiothérapie ak chirurgie duñ fa yegg. appareil bi pour faj coppite yooyu lésions précancéreuses yi coppite yooyu nga xam ni moom mooy indi cancer bi ëllëg appareil boobu lu ñëw appareil cryothérapie la seen day faj par lu sedd day seddal boo xam ne bii dina dem ay moins 60 degré boo xam ne bii dina femme bi nga koy defal du ko yëg te di nga ko mën a faj donc appareil boobu moom DP World moo ko may district sanitaire bi dañ koy bàyyi fi léegi li nga xam ne moom lañ yaakaar ni ëllëg dañ ko def mooy poste de santé bu nekk dina am jumtukaay yoo xam ne yi yu ndaw dinañ mën a seet jigéen ñi képp koo xam ne kii seetlu nañ ci yow ni am nga lésion précancéreuse lésion boo xam ni bokkul ak cancer mais boo ko fi bàyyee mu nar a indi cancer ëllëg ñu yabal la ci district bi ñu mën laa faj ak appareil boobu. bu fekkente ni dañ koo xayma rek nga xam ni du compte boo xam ne bi wóor la parce que compte bi li koy def mooy registre bi war naa démarrer waat lu yàggul mun nañ xayma à peu près lu toll ci juróom-ñetti junni nit ñuy am cancer góor ak jigéen nag at mu ne. ci juróom-ñetti junni yooyu lu ëpp junni ay cancer ween la parce que cancer ween mooy cancer bi ëpp ci Sénégal loolu moom xayma yooyu wane nañ ko waaye tamit malade yi di ñëw ba ca ñi feebar amee cancer ñëw ci institut bi tamit wane nañ ko li nga xam ni mooy lu avancement bu am solo boo xam ne bii am na mooy maanaam garab yi nga xam ni lu ñuy wax chimiothérapie nga xam ni feebar bi bu avancé daanaka ñëpp war nañ koo jëriñoo balaa ñuy jublu ci beneen faj chimiothérapie boobu am na lu ci jéego bu am solo bu ci gouvernement bi def ba yaakaar nañ ni que cancer wu ween ak cancer buntu butitu njurukaay ñi ci soxla chimiothérapie du ñu fay dara dinañu mën a defal chimiothérapie boobu donc loolu avancé bu am solo la waaye nag doyul dafa laaj ñu gën a sori ci liggéey boobu ndax cancer du chimiothérapie rek moo koy faj am na opération am na tamit radiothérapie am na tamit bilan boo xam ne bi bilan buy jiitu loolu yooyu yëpp njëg la dafa am njëg boo xam ne bi am na ñu bëri ñoo xam ne àttanuñ ko tamit loolu tamit moo tax moo am solo torop ñu continuer liggéey boobu
pour que vraiment faj bi gën a yomb ci askan wi. formation bu ñu koy wax parce que prestataire boo ko mettre au niveau périphérique maanaam boo ko orienté mu dem au niveau ci région yi dafa laaj de temps en temps nga ñëw former leen capacité leen donc activité boobu ñun ci cadre boobu lañ koy boole mais activité bi lu tax mu am solo comme ni ko professeur Mamadou Diop waxee dañuy bëgg au lieu ñuy envoyé ay cas yoo xamante ne si jël ko en charge au niveau de l'institut day jafe ñu def les moyens yi nga xamante ne si war nañ ko def maanaam jumtukaay yi nga xamante ne si sage-femme yi non seulement dañ leen di capacité mais aussi dañ leen di wan naka ngeen di xamee lésion précancéreuse yi maanaam yi nga xamante ne si boo ko jëlul en charge dafay indi cancer mais aussi nan lañ koy traité pour maanaam fexe ba nga xamante ne si cancer yi du bëri trop li ñuy envoyé au niveau de Dakar ci institut cancérologie aussi du bëri trop donc activité bi dafa am solo trop pour district sanitaire de Podor. formation bi mu ngi porté woon ci 2 volets benn bi mu nekkoon concernant le cancer du col de l'utérus surtout ci niveau dépistage bi ci lañ gën a accentué ak cancer du sein tamit ci niveau dépistage bi ñu gën a accentué. li ma mën a apporter comme njëriñ bari na parce que je peux dire que c'est la première fois ma am genre formation bii nii kon je peux dire que c'est un plus pour moi. Vraiment dina gën a gonfler sama CV en plus dina ma jox expérience dans l'avenir parce que vraiment ay professeurs yi xarañ ñoo fi ñëw te vraiment expliquer nañu de façon claire lépp loo xamante ni nag soxoon na jigéen ci wàllu cëram muy butitu njurukaayam muy weenam dépistage bi au niveau poste dinañ ko mën a defati. li ma jot a jàng ci formation bi moom bëri na parce que jàngal nañu comme nu ñuy dépister jigéen bu am kii nii col ni ñuy dépister col de l'utérus pour prévenir le cancer jàngal nañu aussi comme ni ñuy dépister le cancer du sein. bu ñu ñëwoon dañu leen doon dépister rek bu ñu amee loo xamante ni c'est suspect dañu leen doon yabal dañu leen référer au niveau du gynécologue moom mooy def liggéey bi ci des mais léegi macha allah d'après bi ñu formé. won nañu ni ñuy dépister won nañu encore s'il y a quelque chose comme par exemple des lésions précancéreuses mën nañu ko jël en charge par la cryothérapie. ñi gën njëkk a soxla mooy dinañ am table gynécologique dinañ am à l'aise ensuite dinañu am les produits maanaam lii sérum physiologique la. pour nettoyer d'abord avant de commencer bu fekkee ab perte yeeg yëpp dañ koy nettoyer ba mu set après ñu door a def acide acétique bi kii moom moo ñuy won ne y a une lésion ou pas de lésion su fekkee am nañu lésion suñu bëggee ñu def ci ligol bi pour confirmation mais lii moom mooy génn diagnostic bi c'est l'acide acétique waaw mais ci loolu acide acétique boobu bu ñu koy utiliser brochette yi la ñuy jël parce que mënuñu malade bu nekk ñu jëlal ko pince parce que le matériel n'est pas disponible mais lii c'est la même chose waaw lii la ñuy jël dañuy jël benn pour nettoyer ak sérum physiologique ñu jël benn mettre acide acétique su fekkee c'est positif su la neexee sax tu peux ne pas faire le ligol mais le ligol c'est juste pour confirmer loolu moo fi nekk suñu paree aussi avant de commencer dañuy raxas suñu loxo le lavage des mains avant et après comme su fekkee am nañ foo xam ne amul source d'eau dañuy jël solution hydroalcoolique bi moo tax ñu koy teg suñu wet parce que du tout le temps la ñuy mën di raxasu mais le meilleur mooy dañuy raxasu heureusement ici am nañu source d'eau mais suñu amul source d'eau c'est ça qu'on utilise. Il y a aussi les gants d'examen moom la ñuy sol moo ñuy protéger malade ce sont des gants en vrac du gants stérile nécessité wu ko gants en vrac rek la ñu soxla woon. lii mooy spéculum bi moom la ñuy njëkk a introduire moom la ñu waroon njëkkee sax. moom la ñuy introduire pour mën a localiser le col c'est à jeter quand on l'utilise on le jette mais avant de le jeter dañ koy décontaminer ba pare pour réduire risque bi yëpp tout germe yi ci nekkoon pathologique day dañ ciy def ci solution mi ngi nii javelisé ak dañuy def ci mi ngi nii la solution de décontamination c'est-à-dire c'est de l'eau et du javel c'est une part d'eau de javel pour 4 parts d'eau. am nañu 2 yu am kenn ko am lésion du col ak kenn ko amagul sein mais pour le moment ça va zone bi daal macha allah yaakaar ñoom vient de commencer on a fait juste une trentaine de malades mais y a que ces 2 cas. ñëw pour xam rek statut feebar bi fu mu toll ci man ak yooyu rek comme feebar la boo xamante ne mi ngi lore te à l'avenir mën na la indil gàllankoor wala falaat soit affaire yi cher ak yooyu ñoo xool depuis léegi rek xam naka la affaire bu noble la bu baax wax dëgg yàlla puisque dama ko daan dégg te duma ko def.
à Fatick dama daan dégg mu koy def mais dama ragaloon dem defi ko moo ko daan dégg ñu naan affaire bi day metteeg yooyu daal boo koy def ma dem pour defi ko mais dama mujjoon ragal defuma mais instant bi moom maa jël sama décision pour def ko franchement xool naka la. rek pour le moment waaw parce que comme ni ko ñëpp xamee ak ni ma koy déggee rek ne feebar la boo xamante ne moom comme cancer la ça ne pardonne pas dafa raglu daal te comme départ bi début boo ko amee départ mën nga koo faj moo gën que muy egg phase finale ak yooyu daal des fois boo ñëw hôpital dañ lay wax wan ni ngay palper ween ak yooyu li nga ko war a defee à la maison souvent dama koy def juste après les règles. dama ñëw juste pour xool sama état de santé fu mu toll ak yooyu noonu surtout lu ñuy waxee dépistage kii la contre cancer du col de l'utérus ma ne pour ma ñëw xool ba xam aw ma ko ak yooyu noonu parce que toog rek on sait jamais xamoo nga toog rek xamoo sa état de santé fu mu toll xamoo ndax am nga anomalie bi wala amoo ko waaw juste pour ñëw xool ba xam rek ndax am naa ko ak yooyu noonu waaw loolu am fa indi d'ailleurs dem si guddi laa ko dégg sax ma xëy nii ñëw léegi laay door egsi baax na trop parce que ñun d'ailleurs amuñu woon sa occasion boobu lii mën naa wax occasionnellement baax na si dëkk yi parce que ñun amuñu ko woon donc soo demoon bay dem si hôpitaux yi pour def ko da ngay fay sa xaalis pour def ko waaw te xamoo tamit consultation bi yooyu yëpp xamoo ñaata la mais soo toogee sa dëkk ñu wax la ni am na fi amoo leneen lu def pour jóg pour dem si parce que gratuitement defoo si leen lu juste dox sa tànk la dem xool sa état de santé waaw loolu la. waaw man su ma ko déggee wax dëgg fa yàlla damay tiit daf may jaaxal tamit parce que damay xaar tamit sama yeneen mbokku jigéen yi ko amee xam tamit neexul ngay toog di dundaaleeg feebar neexul imagine soo palee sax yow da ngay jaaxle asutaara nga xam ni yow mii am nga maladie bii nii ngay dund ak moom yombul daal yombul waaw soo déggee sax soo gisee sa yenn moromu femme yi ko am yi dalay metti dalay touché kon soo déggee ñi leen koy def dañuy def consultation bi dépistage bi il faut nga dem xool ba xam ndax am nga ko yooyu. te mooy bu ma njëkk a ñëw depuis samay ñaan yàlla nag mu continuer chaque année ngeen defal ñu ko ndax feebar bi feebar la boo xam ne macha allah li ngeen def tey dafa am solo trop si jigéen ñi ndax lu mel nii dañ ko daan di ko def ba Dakar di ko defi feneen kon tey bu ñëwee ba suñu dëkk ñu ngi siy sant yàlla bu baax. ñu mobilisation bi ñu def tey si Dagana am na solo département bi ñëw nañu nga àddina bi jamono bi neexul te feebar yi bari na buñ ko déggee rek ñu daal di jóg ñëw xool yaram bi xool suñu ween xool parce que loolu dafa bokk ci ñun comme feebar la boo xam ne kenn xamul nu muy ñëwee tiital na ma bu baax parce que soo gisee ku ko am rek yow tamit da ngay xalaat ndax feebar moom naawtal la fu nekk lay dal. lu ñu fi andi tey mooy ay journée de dépistage journée de dépistage yoo xamante ne dafa aboutir ci benn don bu ñu defal district sanitaire de Dagana defal ko population Dagana yëpp muy benn matériel lu ñuy wooyee matériel de cryothérapie dina fexe ba mën a faj yenn début cancer du col de l'utérus ak cancer du sein ci département bi. loolu waa Dagana soxla woon nañ ko xam nañ ne octobre rose Sénégal yëpp ñu ngi doon yëngu ci activité octobre rose bi nga xamante ne mu ngi viser di dépister di jéem a prendre en charge population yi boo xamee boo gisee situation socio-économique population Dagana nga xam ne ñu bëri xëy na du ñu am moyen dem ci hôpitaux yi journée de consultation gratuite yi ñu def ci Dagana nga xamante ne dañu mayaale ak partenaires yi DP World ak LISCA ñu may ñu matériel boo xamante ne matériel de dernière génération la boo xamante ne mën na fexe ba xëy na bu ñu dépister xeetu jàngoro yooyu noonu ñu mun cee andi saafara. objectif bi ñu amoon ci journée de consultation yi mooy nekkoon am 400 femmes yu ñu dépister waaye gis nañ ne weesu nañ loolu lool ñu ngi ci lu ëpp 530 jëm 550 donc loolu wane na engagement aux population yi prise de conscience bi aussi daanaka sensibilisation bi jaar na yoon ba jigéen yi nekk ci diwaanu Dagana jël nañ conscience ne léegi buñ teelee dépister mën nañ mucc ci xeetu jàngoro yooyu noonu loolu wane na ko ci nombre bu ñu am ci ñi ñu consulter te yaakaar nañ ne journée de consultation yi nii médecin chef dana def ay programme de pérennisation yoo xamante ne danañ ko def périodiquement fexe ba li ñu amal tey mu wéy mun a aboutir ci ñu dindi jàngoro yi cancer du col de l'utérus ak cancer du sein ci diwaan bi ak ci Sénégal. tàmbali na njëkk ci ne dañuy fekk ji jigéen ñi fépp fu ñu nekk di leen defal li nga xam ne moom la ñuy def Dakar maanaam dépistage bi
ak di may yenn population yi nga xam ne dañ koy soxla yenn appareil yoo xam ne néew na luñ koy fekk foofu te yenn saa yi muy appareil yoo xam ne mën naa am lu bari lu muy impacté ci xeex bi ndax dépistage précoce bi ñëpp d'accord nañ ne mooy tax cancer mën a reculer ci Sénégal donc LISCA xam ne su décentralisé dana fekk jigéen ñëpp fa ñu nekk mën leen a jox les mêmes chances que les autres que ñu teel a saytu seen yaram xam cancer bi fa mu toll ñu mën ko fa fekk faj ko waaye bu ñuy xaar nit yi pour ñu ñëw Dakar ce sera pas facile am na ñoo xam ne amuñu sax lu leen indi Dakar am na ñoo xam ne même bu ñu ko xamee xëy na duñu xam gravité bi ci nekk ba soo leen dimbaliwul rek danañu mujj am naxar ci seen yaram ba nga xam ne LISCA dafa xam ni pour combat bi mën a am taxawaay bu mat sëkk dépistage précoce mooy tax ñu xeex cancer Sénégal ndax boo ko teelee gis mën ngaa am chance ba 95% wér kon boo ko teelul gis naam après xam nga ko ak loo mën di yor chance wér bi day wàññeeku donc il vaut mieux ñu dem fekk ji femmes yooyu pour accompagner li nga xamante ni mooy suñu bëgg-bëgg maanaam fekk jigéen ñi fu nekk di leen taxawu ñu mën leen a dimbali ci loolu moo tax ñuy def depuis quelques années ci Octobre Rose di ci profiter di remercier sunu sponsors yi ñu ciy gunge at bu jot dañuy dem fekk ci jigéen ñi choisir 2 districts wala 2 régions may leen appareil bi defal leen formation bi parce que loolu li ko njëkk lal mooy dañu ne les 76 districts yi nekk Sénégal danañu fexe ba boole leen ci combat bi outiller leen ba pare nag taxawu leen jàngal leen jox leen appareil ñu mën a accompagner ñu ci LISCA. dañu naan bu ñu waree wax objectif dañu naan atteindre nañ ko macha allah on a eu plus qu'on attendait dëgg la naam dañu ne woon danañu def 400 femmes fu nekk maanaam ñeenti téeméeri jigéen Podor ñeenti téeméeri jigéen Dagana waaye yàlla dogal Podor amuñu woon ñeenti téeméer yi ñetti téeméer lañ fa am. waaye fii tey fekk nañ fi juróomi téeméer yi nga xam ne ñooñu mottalil gap bi ñu amoon foofu te fii nga may wax ak yow ñu ngi ci 500 presque 60 et quelques waaye ci biir Dagana et il est daanaka 14 heures à peu près mais am na lu tolloog 30 femmes yoo xam ne ñu ngi taxaw di xaar pour ñu dimbali leen dugal leen te ndax bëgguñu fu ñu dem di fa bàyyi benn jigéen boo xam ne xëy na buñ ko xooloon mën ko may chance mu xam feebaram faju donc c'est pour vous dire que fi mu nekk nii sunu objectif romb nañ ko jàngal nañu 35 sages-femmes ak le médecin chef de l'IPRES bu Podor mais jàngal nañu fii aussi une trentaine de sages-femmes ak ay ICP yi nga xam ne ñoo nekk ci poste de santé yi gën a sori loolu formation boobu ñu leen di defal à la cryothérapie à l'inspection IVA IVL d'abord mais aussi à la cryothérapie daf leen di permettre appareil bi ñu leen may muy appareil de cryothérapie bi ñoom dinañu mën a yeggali liggéey bi et dans la phase de décentralisation danañu gën a may aussi capacitation bi ñu war a am ñoom ñu am ko mais unité bi nga xamante ne mooy yeggali liggéey bi ci district yi ñu mën ko installer donc fii Dagana moom tubaarkàlla macha allah am nañu vraiment ay districts yi gën a sori ay nit a nga fay ay ci poste de santé yi gën a sori ay nit a nga fa jóge teel ñëw faju si mbaan ba daara sax am na ñu fa jóge vraiment muy loo xamante ne nii ba bu tey ni xaw ma am na dëkk boo xam ne bu tey ni ñu bari jóge nañ fa nekk loo xamante ne nii tubaarkàlla tey daal kontaan nañu torop ci liggéey bi mais fekk fi aussi personnel boo xam ne gëm nañu liggéey bi parce que ñoom bu ñu leen outillé capacité leen jox leen matériel te defuñu li mu waree liggéey bi dina am fu mu sooxee mais dañ fa fekk ñoo xam ne dañu bëgg affaire bi dañu gëm ne ñoom lii njëriñ la ci ñoom pour ñu may leen ñu taxawu seen population féminine kon daal dans l'ensemble ak li ñu fi jot a def ci cryothérapie kon xam nañ ni jaroon na ko def nañu caravane pendant 4 jours def nañ ko Podor def nañu fii 2 jours au niveau de Dagana dem nañ ba Richard Toll dem nañu ba jege Gaaya parce que waa Gaaya aussi bari nañ fi torop mais pour wax leen rek ne leen non seulement sensibiliser nañu mais def nañu counseling waxtaan ak jigéen ñi bu ñu toogee le temps que ñu leen di seet dañuy waxtaan ak ñoom xamal leen lan mooy cancer wax leen facteur de risque yi parce que baax na jigéen ñi di xam lu bari loo xam ne ñu ngi koy utiliser ci kër yi wala di ko utiliser seen bopp ne mën na leen a jural ay jàngoro donc waxtaan nañu ak ñoom bu baax a baax ci loolu te wax dëgg yàlla ñoom ci seen bopp bu ñuy participer sax di tontu ngay xam ni li ñu jàng ak li ñu fi jëlee amal na leen solo. LISCA ñu ngi leen di accompagner ça fait maintenant 4 ans
ñu dugg ci xeex bi nga xamante ne mooy xeexu cancer. Première année bi dañ doon def lu jëm ay caravane de sensibilisation ci école yi ci marché yi mais après année bi ci topp ñu tàmbali programme bi ñuy wax programme de prévention contre le cancer du col de l'utérus maanaam cancer bi laal buntu butitu njurukaay jigéen yi programme boobu nag LISCA daf ko tëral pour wër 76 districts yi nga xamante ne ñoo am biir Sénégal xeex li nga jëm xamante ne tamit moo jëm ci wàllu cancer donc ñun ñu gis ne programme bi dafa am solo ci ay fànn yu bëri yoo xamante ne dafa laal suñu politique de développement durable au niveau de Djifiwot Dakar fànn yu bëri yooyu noonu benn bi dafa jëm ci wàllu éducation parce que programme bi dafay jàngal sage-femme yi naka la ñuy def ba gis loolu nga xamante ne bu ñu ko bàyyee ci buntu butitu njurukaay bi ëllëg mu jur cancer muy ay lésions précancéreuses beneen fànn bi jëm ci li nga xamante ne moom mooy pérennisation activité bi maanaam bàyyi fi benn appareil boo xamante ne mooy tax ba képp koo xamante ne da nga am lésion yooyu noonu ñu mun laa faj gox bi nga xamee fa lañ la fekk fa nga dëkk beneen fànn bi laal jigéen ñi de manière générale parce que bu ñuy wax cancer du col de l'utérus jigéen yi ñoom ñoo koy am li tax ñu leen di jàppale di dem ci gox-goxaan yi dañoo nekk dëkk boo xamante ne boo demee ci biir dëkk bi maanaam ci biir Sénégal ak yenn gox-goxaan yi structure de santé yi demeewuñu noonu ba pare Sénégal benn institut du cancer la am te mu ngi ba Dakar ñu jàpp ne nag biir gox yooyu heure bu ñu jëlee kenn fekk na jumtukaay yi nekkul sur place ñu référé ko dafa war a dem ba Dakar boo jëlee tey nit ki jóge Podor war a dem ba Dakar wala jóge ba Dakana war a dem ba Dakar loolu dafay metti ñu gis ne ñëw fekk ci leen loolu am na solo parce que tam nit ki boo koy jàppale da nga koy jàppale ci li nga xamante ne loolu mooy li ko soxal te ñu gis ne loolu dafa soxal population yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir Sénégal. La répétition elle est pédagogique duñ ci faral di ci tay di wax de leen saytu seen yaram loolu nag moo nekk tey suñu minutu conseil ñu ànd seeg docteur Diop. maanaam boo jëlee téeméeri cancer juróom-ñaar fukk yi bu ci juróom-ñeent fukk yi day laaj ñu defal leen chimiothérapie parce que day nekk ay stades yu avancé donc mu nekk lu am solo parce que ñu bëri dañ daan arrêté seen traitement duñ ko mën a yeggali ndax duñu mën a jënd dañuy jënd cure par cure. pour yeggali parfois duñ ko mën. gratuité chimiothérapie boobu pour cancer du sein ak cancer du col am na solo lool te dinañ ko yëg ci nit ñi dinañ ko yëg ci prise en charge cancer. ñu bañ a taxaw foofu nag ñu xam ni que cancer li mu laaj avant même ñuy wax traitement dafa laaj feebar bi ñu xayma ko fu mu toll te loolu lu ci ëpp. ay rajo yu cher lay doon wala ay analyse yu cher loolu tamit malade bi moo koy fay ñu bàyyi ci xel xam ni tamit malade bi du chimio rek lay def feebar ba wér bu yemee ci chimio yu ci bëri feebar ba day dellu siwaat donc opération ba muy fay ba muy def am na ci solo radiothérapie ba mu nar a def am na ci solo ba dolli na ci rax ci dolli tamit li ñuy wax soins palliatifs maanaam dañu lay jàppale ci mettit jàppale ci nga mën a lekk jàppale ci la hospitalisé bu ko laajee ci ñi nga xam ni ci feebar bi gañe na leen ba mënatuñu leen wéral ñooñu loolu la ñuy wax soins palliatifs ñooñu loolu tamit ci faj bi la bokk ñu bàyyi ci xel mu laaj yooyu yëpp dafa laaj ay investissement mais avancé la bu am solo ci prise en charge ci faj cancer fii ci Sénégal. waaw li nga xam ni moom lañ jàpp ni moom mooy tax nit ñi yéex a ñëw. dafa laaj nag ñu gëstu ko pour xam bu baax lan moo ko waral li nga xam ni ci nit ñi la ci seen dundin ak ci seen gis-gisu feebar yi loolu lu ñu war a gëstu la war nañu gëstu tam li nga xam ni système de santé bi moo tax loolu yeex loolu gëstu boobu moo ñu koy mën a jox mais li ñu jàpp fi mu toll nii li nga xam ni moo ko waral mooy seetlu nañu d'ailleurs sax ci pays africains yi ci la ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole ñoom ñooy gën a am retard diagnostic maanaam yéex a ñëw hôpital donc loolu dafa laaj ñu gëstu ko xoolaat ko bu baax li ñu seetlu daal mooy que ñiy faatu jéggi na dayo ñi ciy faatu te li nga xam ni moo koy expliquer mooy benn
du ñu teel a ñëw ñaar li nga xam ni soxla nañ ko pour faju jigi du leen faral di jige fa ñuy jóge day sori donc mu laaj yooyu yëpp ay moyens yu bëri nga am foo mën a dëkk ci boo ñëwee ci capital bi parce que yu bëri ci capital bi la nekk donc yooyu yëpp dafay impacter ci retard bi ak ci mortalité bi waaye tamit infrastructure yu doy am équipement yu nga xam dafa surtout am aussi ay spécialistes parce que cancérologie li muy laaj doo da ngay am kiy faj def chimiothérapie waaye da ngay am kay def radiothérapie am kay opéré am ki nga xam ni mooy xayma diagnostic bi li ñu yaakaar daal comme am na projet centre national d'oncologie centre de référence boo xam ni Diamniadio lañ ko war a def te yaakaar nañ ni presque pare ñu ngi fi waaj a finaliser projet boobu loolu dina indi apport bu am importance ci maanaam prise en charge cancer fii ci Sénégal li tax mu naqaree faj nga gis ñuy def chimiothérapie lu yàgg wala nit ku ñu dindi feebar bi ba pare mu yaakaar ni wér na ñu defal ko radiothérapie ci ko loolu yëpp dañuy bañ feebar bu dellu siwaat fa mu saxoon wala mu dellu siwaat feneen loolu moom cancer moo bindoo noonu loolu mooy tax mu nekk feebar bu garaaw parce que da nga koy dindi ba yaakaar ni dindi nga lépp mu dellu siwaat fa mu nekkoon wala mu jàpp beneen cër boo xam ne bi lu ko laal rek faatu mun na cee am parce que c'est lu ñuy wax c'est des organes vitaux ku ñu faj ba ne la yow pare nañ ci sa faj dafa am programme de surveillance boo xam ne dañ lay war sa docteur da lay jox rendez-vous di la seet bu la seetee dafa am tamit ay rajo yu muy def yooyu tamit pour nemmeeku loolu nga xam ni balaa moo ñëw bay jéggu dayoo bu fekkente ni dafa war a dellu siwaat ñu mun koo kar donc loolu yëpp ci programme de surveillance bi ak cancer bu mu munti doon am na programme boo xam ne bi ñu la fajee ba pare moom la lay surveiller pendant juróomi at bu juróomi at yi mate nag gisuñu lenn lu wane ni dellu si na bu dellusee ñu faj ko ci la ñuy doog a déclarer nag que cancer bi wér na ci yow. teel a jóg bu fekkente ni da nga nemmeeku loo dara bul xaar mu metti parce que li ñuy wax ni metti moom toujours day fekk ni avancé na bu ñu nemmeekoo loo xam ni coppite la ci seen ween wala ci seen mbaax ni ñuy gisee mbaax wala ci li mu mënti doon ci góor ak jigéen bu fekkee góor la ci saw mi wala nga tufli lu am deret tax yu dem nga bañ ko wéyaale loolu daal mooy li nga xam ne moom lañ leen di njëkk a dénk bu fekkente ni affaire ween la moom rajo li ñuy wax mammographie mooy tax ñu mën a teel a gis cancer bu fekkente ni buntu butitu njurukaay la da ngay dem ñu seet la dina am ay campagne de dépistage comme yi ñuy def fii tey ci Dagana def ko Podor def ko fu bëri ci Sénégal gi waaye tamit dem seeti sage-femme pour mu nemmeeku loolu nga bañ rek dem parce que da ngaa ëmb waaye nga dem pour ñu nemmeeku affaire cancer du col loolu am na solo trop bu amee lu ñuy dénkaane daal loolu. Octobre rose nekk weerum lëmb boo xam ne ni dañ koy amal ngir jàppale soxna yi ñu gën a xam feebar bi di cancer ween yi ak it cancer buntu jurukaay yi ba tax na dina leen may opportunité ñu mën a saytu seen yaram donc bu leen ko kenn nettali da leen dem di faxal di xool fan la campagne yooyu di amee ngeen mën a saytu seen yaram mbokk yi xarit ñu doon seetaan maa ngi leen di jaajëfal ci ànd gi ngeen àndandoon seen télévision DTV ma leen ñuy jox dig daje fii fukki fan ak juróom pour beneen émission santé mag d'ici là restez scotchés DTV et vivez la magie de la télé.